asalaamaaleykum mbokk yi xarit yi ñuy seetaan à travers MTV Sénégal ñu ngi dikk ak yéen ci seen édition spéciale bi nga xamante ni mi ngi dox wàllu Ousmane Sonko mi war a wuyu ji yoon tey ci mbir moomu di affaire viol entre moom ak Adji Sarr. waaw tey nag ñu ngi dalal suñu chroniqueur ici MTV Sénégal Serigne Mansour Sy Maïga ñu ngi lay nuyu. asalaamaaleykum mbokk yi internautes yi MTV Sénégal ñoo ngi kontaan bu baax a baax. fas yéene waxtaan ak yéen ci seen édition spéciale sama jigéen jërëjëf merci. bi ñu rombee tey cité góor gi léegi rek ñu ngi wax sànq ak gendarme yi ñu fu bëree ñu bëgg laa laaj tey jii ban jàngat nga am ci mbir mi. waaw déjà jàngat bi ñuy def ci mbir mi moo di gis nañ ne Sénégal dafa yëngatu fan yi parce que ça fait maintenant 2 semaines ou voire plus ñi ngi waxtaanee tout le temps mbiru Ousmane Sonko et que pour man Sénégal am na yeneen problème yoo xam ne c'est plus important ñu waxtaane ko au lieu que ñu nekk ci benn affaire focalisée aussi pendant des semaines loolu nag boo gisee ni mu demee nii dama yaakaar ne tuuti sama jàngat bu gàtt mooy que ni nguur gi xëy na ñoom ñoo juum ci doxalin bi nga xam ne moom lañ ko doxalee ba tey mu yegg si fii parce que problème yi bari nañ fi comme ni mu la ko waxee problème yi bari na fi voilà mbas maa ngi fi nekk fii ñoo ngi wax aussi sunu doomu Sénégal yi nga xam ne ñi ngi ba Guinée nekk fa mënuñu ñibbisi ndax frontière yu ñu tëj donc am na yeneen jafe-jafe yu fi am yoo xam ne pour man waroon nañ ci concentré wu wax ci kon tey dina doon rafet ñu xool nan la ñuy orienté débat bi du tey li war ci mbir mi ñu def ko waaye dama jàpp ne yëf yi daal politique daf ci nekk ba mu am daf ci laxasu ba mu ëpp doole alors il serait important tey ñu xoolaat comment faire yenn problème yi nga xam ne moo fi am ñu xool nan lañ koy gérer au lieu ñu nekk tellement médiatisé alors que vaccin yi ñëw na nit ñaa ngi war a dem vacciné wu est-ce que ñi ngi càmmar tey nit ñi nga xam ne ñoo war a dem vacciné wu est-ce que ñi ngi xool conservation yooyu nga xam ne moom la ñuy def ci vaccin bi ba tey ñuy waxaat deuxième programmation vaccination bi di ñëwaat yooyu yëpp aussi ñu war ci waxuñu ci ñu topp benn mbir di ci wax boobu ba léegi pour man Sénégal soxla na leneen lu dul lool. dëgg la Serigne Mansour buñ déggee ci say kàddu ñu ngi dégg ngay wax ci affaire média bi ni ñu jëlee médiatiser ko affaire yooyu lan ngay wax ci traitement médiatique bi lan nga ciy wax ban jàngat nga ci am. bon sama jàngat aussi ci loolu dafa doon mbir moo xam ne ñun dañ ci am wàll parce que ci secteur bi la ñu nekk. yaakaar naa ni jot na nag ñu assainir milieu bi su ma nee assainir c'est-à-dire war nañ defaraat milieu médiatique bi mooy li ma la wax rek tey jii boo gisee mbir mi pendant presque 1 mois ñu nekk ci di ci wax boobu ba léegi c'est parce que média bi la parce que tey buñ ko am na nuñ ko defoon ñu dem ci leneen di waxtaane leneen di wone leneen kon tey affaire bi du toll fii mu toll waaye xëy na nag personnes yi nga xam ne ñoo sekk mbir mi ñoo toll noonu waaye tamit ñun suñu wàll dafa am neneen nu ñu war a taxawee est-ce que tey dem nañ wone ñi nga xam ne ñoo vacciné wu est-ce que dem nañ seeti ñi nga xam ne dañu vacciné wu ba pare loolu dafa am solo waroon nañu dem seeti ki nga xam ne jël na vaccin war nañ dem seeti personnel bi nga xam ne ñoom ñooy vacciné mais depuis premier fois bi ministre bi vacciné wu suñu papa Alaaji Mansour Mbaye vacciné wu ci ñooñu la ñu yem xam nga donc ñu topp benn mbir boobu ba léegi pour man ñun média bi war nañ am beneen taxawaay bu ñu taxaw ci loolu yaa ngi dégg kon nag problème yi yeneen ñi ngi fii mais ñun nag suñu biir ñoo war a xoolaat comment faire pour mën a organiser mbir yi ba tey mu yegg si fii mu yegg si gis nga Ousmane Sonko mënoon nañ ko woo mu wuyu di sans problème mënoon nañ ko traiter de façon boo xam ne dinañ comprendre que ni am na lu xew
mais tamit nit ñi dinañ vaquer à leur occupation dem nekk ci yeneen activités yoo xam ne xëy na askan wi dinañ ci gis seen bopp parce que boo xoolee tey jeunesse bi ñoo ciy gaañu jeunesse bi ñoo ciy ñàkk seen bakkan xam nga les personnes lambda yi nga xam ne seen yoon nekkul ci mbir mi ñooñu tey ñooy am ay yàqu-yàqu ci biir loolu noonu kon nag dafay am solo toujours média bi dañu war a xoolaat seen façon seen doxalin pour man donc loolu dafay am solo bu baax a baax waaw. dëgg la kon ñu ñëwaat ba tey ci affaire Sonko rek comme pare nga ci média yi li nga wax loolu lépp dëgg la parce que ñi def seen vaccination dañ leen a war a wane amal na yeneen ay problèmes yoo xamante ni ñuy xaar ci Sénégal kon ça tourne pas autour de Ousmane Sonko mais ñu ñëwaat Mansour Maïga gis nañ cité góor gi sànq bu ñu fa demee gis nga ni ñu fa déployer gendarme yi partout y a des barricades nit ñi amuñu accès pour dem est-ce que loolu yoon na ci koo xamante ni si dañ ni yoon daf kaa jox rendez-vous mu war a dem wuyu ji est-ce que xaaruñu woon ci à ce que ñu bàyyi ko mu dem ci njëkk ak teraanga sans autant que ñu indi autant de gendarmes est-ce que loolu tamit yoon la ak ban njàngat nga ci mën a wax. d'accord gis nga loolu noonu sama analyse bi ma ciy def mooy boo xoolee ki xëy na moo toll noonu et que sécurité ku wax sécurité rek wax prévention alors pour man dañuy prévenir parce que ak moytu waajal tamit loolu dafay am solo parce que boo xoolee tey xam nga tey bu ñu convoqué woon ak Mansour Maïga du am coow lii yëpp riir bi yëpp du am parce que dinañ comprendre que ni kat kii personne la boo xam ne xëy na àggul fenn fii foo xam ne war na mën a am benn Sénégalais lambda. voilà mi ngi noonu effectivement kon donc léegi dafay am solo nag nit ki bu tollee noonu yoon am nu mu doxale man du ma leen blâmer man damay wax ne que dañuy aar parce que dafa am solo tamit lu mel ni ñu wut parce que premier jour bi daf ñu jàngal gis nga xale yi yàq bi ñu yàq ci biir dëkk bi yàq nañ taal nañ ay oto yàq nañ ay këru jaamur Auchan yi gis nga niñ ko def kon donc lii ñu def nii yaakaar naa ni dañ doon aar man bañuma loolu mais tamit Ousmane Sonko bi ñu waxtaanee ak moom kilifa yi wax ak moom mu nangu ne dina dem yaakaar naa ni foofu problème du am parce que suñu force de l'ordre yi aussi ñoom du ñu tëb rek ñëw dóor wala saaga wala xaañ ci loo xam ne benn kii amu ci maanaam ñoom defuñu benn manifestation boo xam ne buy provoquer la waaw force de l'ordre comme ni ñu koy waxee ñoom dañ naan on nous tue mais on ne nous déshonore pas alors loolu dafa am jàngat bu am solo loolu peut-être jàng nañ ko bi ñuy nekk primaire mais dafa li ci am solo mooy tey déshonoré bi mi ngi mel ni ñu toog maanaam ñu ñëw def seen ay barrage ne fii kat mayuñu accès nit ñëw fa léegi nag ñoom yeneen wàll bi bu ñu ñëwee bëgg dugg ci périmètre boobu nga xam ne dañ ko sécuriser donc loolu déshonoré boobu nag ñoom buñ koy faral di bëgg kon loolu moo waral lii man nag ànd naa ci ñoom ni ñu doxalee ne dañuy aar man ànd naa ci loolu. dëgg la kon Mansour tey pour jeexal dañuy ñëw ci yow en tant que sénégalais lan ngay xaar ci suñu justice bi nan la war a trancher parce que ñi ngi naan affaire bi dafa rax politique wala dara selon toi en tant que sénégalais on a tous confiance en notre démocratie lan ngay xaar tey jii ci juge bi ak nan la war a trancher ba benn yëngu-yëngu du fi am wala benn kii problème. justice bi man daal dama bëgg justice bi équitable comme je l'ai toujours dit si yeneen programme yi nga xam ne day am justice sénégalaise tout le temps dafa war a équitable su ñu waxee équitable nag mooy am confiance bi leen sénégalais yi jox ñu delloo leen ko loolu dafay am solo boo gisee tey ni mbir mi demee Ousmane nee na moom du wuyu ji di njëkk li mu wax parce que
ni ñu dindee mbalaanu kiirlaayam moom jàpp na ni jaarul yoon yaa ngi dégg donc loolu yu mel noonu pour man suñu justice bi daf ko war a moytu parce que ku wax pays bu démocratie sénégalaise dëkk démocratie la alors dañu war a tolloole dañu war a di càmmal mbir yi ba mu leer ñu wax ak sénégalais yi lu leer atte bu jaar yoon loolu aussi c'est important donc man daal li may wax ci justice bi mooy nañu équitable nañu xam ne ñaari doomu sénégalais ñoo am problème du ñaari doomu jaambur ñun ñoo bokk Sénégal bi ñuy doon ndaw ba tey fii ñu toll Sénégal benn bopp la ngay dégg benn bopp la kenn mënu ko xaar ñaar kon donc nañu xam ne ñaari doomu sénégalais ñoo nekk ci problème nekk ci jafe-jafe nañ leen àtte en tant que des sénégalais yemale leen ki ci yoon jox dëgg nga xam ne yow yaa juum nga nangu ku ci yoon joxul dëgg nga xam ne tamit yoon joxul dëgg mais daal yoon maa ngi ñaan voilà ñu àtte mbir yi comme ay ñaari doomu sénégalais yu nekk yu am jafe-jafe. Serigne Mansour damay ñëw ci affaire démocratie bi ñu mentionné léegi dañu seetlu ni sénégalais de la diaspora ñoo gën a def ay manifestation par contre fii si suñu réew donte période de pandémie lañ ne mais ça n'empêche pas que yeneen autorités yi li ñu war a def ñu ngi koy def mais ñi nga xamante ne dañoo bëgg a manifester wu arrestation yi nan nga ciy dikkee ba xam suñu démocratie nan nga koy jàngate ak selon toi nan la suñu démocratie waroon mel ba nga naw ko ci parce que démocratie si la ngeen nawee réew. dëgg la démocratie Sénégal moom ko xool ni muy doxee xam ne bu baax a baax démocratie la boo xam ne dafay sooxe. dëgg la yaa ngi dégg parce que yu bari yoo xam ne am na fi parce que arrestation yu bari na arrêté nañ fi yàggul dara Guy Marius Sagna moom activiste la dafay xeex toujours ci droit sénégalais yi li nga xam ne africain yi moom la ñu war a moom ci loolu lay dox xam nga gis nañ fi tamit ay yeneen arrestation Clédor Sène arrêté nañ fi aussi Assane Diouf Karim aussi Karim Xrum Xax woo arrêté nañ ko donc yooyu noonu dafa doon loo xam ak jigéen ñi gis nañ arrestation yu bëri jigéen ñi ñoo xamante ni ay mère de famille lañ effectivement donc loolu dafa doon loo xam ne démocratie bu ñu salfaane la bu ñu jaxasee yàq ko boo gisee sénégalais diaspora yi tey pour wax la rek pays de démocratie tey bu doon woon pays boo xam ne nangu nañ ñoom seen démocratie dëggal nañ ko tey ay doomi jaambur du ñu nekk ci dëkku jaambur di fa manifester mu jaral leen ñuy def ay trouble yoo xam ne ci biir dëkku jaambur la mais loolu démocratie bu jaar yoon moo waral loolu. une démocratie mûre. mûre effectivement tu as vu maintenant tey ñun Sénégal mënuñu loolu parce que tey rek ce matin maa ngi déglu information waa FRAPP France Dégage ñuy wax ne que vendredi dañuy amal benn doxu ñaxtu déposé nañ nag kayit yi war yëpp ci ñu autoriser leen pour ñu def seen marche waaye ñoom ñi ngi xamal état bi di xamal sénégalais yi que ñoom bu ñu leen nangulul seen marche boobu noonu ñoom dinañ wàcc ci kaw tali bi ma jàpp ne ñoom bu ñu tegoo ci yoon joxe wuti këyit yi nga xam ne moo leen war a permettre ñu wàcc ci tali bi xeex li nga xam ne moom la ñu bëgg a xeex te mu doon droit ci ñoom donc loolu dama jàpp ne war nañ leen mën a autoriser seen marche boobu noonu te marche pacifique la ñu woote donc ku wax marche pacifique sécurité force de l'ordre yi war na leen accompagner ñu wax li leen naqari su ñuy def point de presse ñu def point de presse donc loolu dafa am solo mais Sénégal pour wax dëgg suñu démocratie sénégalais dafay sooxe bu baax a baax parce que kumba am ndey ak kumba amul ndey moo fi nekk donc loolu nañ ko wax aussi ñun média bi ñun ñi nekk ci biir média bi ñu wax loolu aussi am fitu wax ko parce que ñun ñoo nekk
ñi nga xam ñun ñoo yor kàddu askan bi ñoo war a wax li nga xam ne moo jafe-jafe yi nga xam ne les personnes yi nga xam ne amuñu accès pour wax la voix des sans voix ñu waxal leen. d'accord waaw merci ñi ngi kontaan ci dalal bi la dalal Serigne Mansour wax nañ ci affaire traitement médiatique bi ak Sonko mi nga xamante ni moo dem wuyu ji tey ji pour jeexal tey ji suñu émission bi ban conseil ngay jox jeunesse bi ak ñi lay seetaane bi. waaw tout d'abord maa ngi rafetlu invitation bi parce que ñoo bokk métier bi bokk bërëb bi ñu nekk donc may kontaan bu baax ñëw wuyu si la donc le dernier mot doonul dara lu dul message bi nga xam ne dama koy adressé à la jeunesse sénégalaise parce que boo xoolee jeunesse bi rek ñoo ciy gaañu jeunesse bi rek ñoo ciy am ay jafe-jafe jeunesse bi la ñuy jàpp dugal ci biir kaso bi tey sa papa toog am lu ko metti sa yaay noonu say mbokk dootuñu lekk nekk ci njaaxle kon donc jeunesse sénégalaise bi lay woo di leen xamal ne mën nañu xeex mbir yi ci beneen façon c'est-à-dire ñu xaar élection am ñu xaar yeneen programme am parce que ñun ñooy fal ñun ñooy folli xam nga donc dafay am solo daal man jeunesse bi daal maa ngi leen di ñaax yem bàyyi calme bàyyi xeex bàyyi xuloo xam nga bàyyi yàq bi leneen lu ñu war a xeex rek ñu xeex ko ci maturité ci xel ak ci liggéey. D'accord. Merci beaucoup Serigne Mansour si journaliste chroniqueur ñu ngi lay jaajëfal bu baax di remercier suñu mbokk internautes yi nga xamante ni ñoo ngi seetaan à travers MTV ñii di aimer di abonner di partager surtout sénégalais de la diaspora bi ñoom ñëpp ak suñu techniciens yi Seydou Mata Baba ñu ngi leen di remercier merci beaucoup.